képp ku fi ñëw ak foo jógee moom mi wax nañu ko ñi jógee Mboro ñi jógee Thiès ñi jógee Dakar ñi jógee Kaolack ñëpp daje Touba ñëw fii suñu mbégte la waaye nag fekk ngeen ko fi fekk fi ay bokkam lu ngeen mën a wax ci moom it ñun ñi ñoo koy njëkk a wax Ndeye Fatou mii ku ñu sant la ku ñu gërëm la ku ñu déggal la ba muy ndaw ba léegi ci suñu ndigal rek lay doxee ci suñu waaw rek la nekk muy Espagne bi muy nekk Croûte bi muy nekk Diir lu mu mën a def sama kër la ko defee kon Ndeye Fatou mii xam naa li mu doon ci man xam naa li ma doon ci moom ndax mooy sama ñaareelu tofo wala ñetteel waaye ku ko sant laa sant it ak njabootam ndax muy Mayib Jaxate di ñaar ñi ko yàlla dénk muy Ahmed ak Xaadim Kuruma ñooñu it noonu lañ fabee seen bopp jox ma ngir jëmmi Serigne Touba kon kii fu mu nekk danaa ko fa fekk lu mu nekk danaa ci nekk ak moom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi di nuyu kilifa yi fi teew yëpp muy kilifa diine kilifa aada ñu tënk ko rek vraiment di fàttali nu ñu fi dajale tey mu nekk kàddu cant ak ngërëm di si jiital nag maintenant mooy initiateurs yi ñoo xam ne ñoom ñoo créé événement bi muy Jolof Events di leen sant di leen gërëm parce que si choix bu ñu def comme ni ma ko waxee sànq si kàllaamay nasaraan je crois que juumuñ ci choix bi je crois que lii ñëpp ci ànd Jolof yëpp moo ne ko gonga quoi donc duñ def lu sant leen di leen gërëm di leen wax ne aussi comité bi comité bu apolitique la ku gis ñu ko composé rek c'est-à-dire ils viennent d'origine différente donc loolu rek doy na ñu xam ne nekkul fi ma Samba nekkul fi ma Demba que dañuy fàttali rek suñu président Abdou Diouf moo daa wax ku def lu rëy am lu rëy tey honorable moom moo def lu rëy kon moom moo am lu ni mel di mu nekkoon kàddu sant ak ngërëm bon bu ñu dellusee aussi tamit ci nit ki la personne en question vraiment mérité na ko largement te aussi tamit ñu événement bi dafa am ñaari caractère benn bi ñu sargal ko gërëm ko sant ko beneen bi aussi tamit mu nekk maintenant royukaay pour képp koo xam ne ki tey yaa ngi taataan kii bëgg a nekk maintenant yor ay ndomu tànk ci askan bi pour nekkal fi askan bi je crois que moom tey peuple bi jëppiwu ko Sénégal laay wax parce que ay œuvre am je crois que dépassé na mel tey Jolof fu nekk ñu ngi fay dégg Mbour Kaolack même Dakar moom na foofu la wulee ñaay ñu ngi fay dégg rawatina nag Jolof bi mu jógee lu mu am indi ko fi donc bu ñu ko choisir di ko sargal je crois que loolu jar na lu war la lu mérito la duñ def lu ko ñaanal vraiment en tout cas lu nga ko jëlee woon moom rëccuwuñ ko di sant di gërëm ñëpp vraiment di féliciter encore le comité di jaajëfal aussi ñëpp ñu fi teew ñu tënk ne wasalaam quoi. asalaamaaleykum mbokk yi donc day ñëw rek jukkal leen yenn ci réalisation yi nga xam ne honorable député def na ko bi nga xam ne rek nekk na député à l'Assemblée nationale le 14 septembre 2017 ci wàllu éducation maanaam njàng ak njàngale tabax na li nga xam ne moo abri provisoire ci école Belel Bouti commune Tessékéré dafa organiser itam li nga xam ne moo distribution de prix dem na ba assemblée nationale dafa xeex lépp lu jëm ci wàllu cantine scolaire bañ tuddee ko madame cantine scolaire. ku ma romb nga xëcc sama mbubb na ma madame cantine scolaire loolu sama xol def ci sedd guy ñu bëggoon nag monsieur le ministre le budget de la division des cantines scolaires luñ ko mën a yokk ñu yokk ko parce que xool na ne tey àll bi ñëpp dañuy soxla ay cantines parce que xale yi nga xam ne dañu dëkk fu sori par exemple tey nga xool ne dëkk boo xam ne day polariser des villages village boo xam ne de 5 à 6 kilomètres xale bi bëgg a dox ñëw jàng si bëgg a wàcc ñëwaat gont loolu mënut a nekk moo tax monsieur le ministre fu ñu toll ñu ngi taxaw de plaidoyer pour les cantines scolaires ci biir àll bi ba nga xam ne dana fa bari. moo tax ci biir département bu Linguère mu am cantine Belel Bouti Tessékéré ak école bu Daaru Salaam Mour itam dimbale la matériel njàng ak njàngale ci case des tout petits yi nga xam ne ñoo nekk ci angle islam ak montagne. table ba itam joxe na ko ay 16 imprimantes foofu ci école municipale bu Daara construire itam li nga xam ne moo doon ay toilettes moom moo sol li nga xam ne jigéen ñi xam ne ñoo nekk ci école municipale xale yu jigéen ñi ak angle islam ak ngëneneen ci défilé 4 avril bi nga xam ne moo passé. defaraat na li nga xam ne moo di toilette CM Ali Mbow may la itam
climatiseur 4 chevaux foofu ci administration bi kooku di honorable député Ndeye Fatou Guissé moo indil électricité maanaam wàcc électricité foofu ci lycée franco-arabe waaye itam ci wàllu examen yi vraiment mu ngi ci def lu am solo ndax ci commission d'examen BFM bi passé moo restauré commission d'examen BFM bi centre Daara ak yu Linguère ak yi nga xam ne moo di correction entrée en sixième bi waaye itam maye na li nga xam ne moo di matériel li nga xam ne day raxas loxo ci Covid bi nga xam ne ñëw na foofu ci biir Daara Jolof ci CM yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Daara ak lycée Daara ak yu Linguère ci loolu itam jigéen ñi nga xam ne dañoo gis mbaax dimbal nañ ci li nga xam ne moo di service hygiénique ci lycée XCM1 lycée yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Daara Jolof yëpp ak li nga xam ne moom moo nekk lycée yi nekk ci Linguère maanaam commune Linguère ak CM Thiamène CM Boulal CM Ali Mbow ak étudiants yi nga xam ne ñoom ñooy ressuscitant des étudiants yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Ndakaaru may na ay table banc armoire ak imprimante CM Mboula. ma dëkk nag département Linguère monsieur le ministre ñu am ay xale yu fa nekk yoo xam ne ay non-voyants lañu ñu bëggoon nag l'éducation inclusive nañu si mën a dimbale ba mu implanté wu foofu. ñu am benn koñ bu nekk à Daara Jolof ñu di ko wax Daara Montagne gis naa tim ci sa rapport enseignants yi nga xam ne war nañoo dem ak les arabes te soxla nañu ko ca école boobu nga jàppale leen ci dimbale leen ci. en même temps au niveau de Daara Montagne ñu am fa benn problème am benn école bu fa nekkoon boo xam ne petite enfance lañu parents yi ñoo doon cotiser di fay amatuñu lu ñu fay loyer dañ leen mujj génne ba xale yi ña ngay taxawaalu te xale yooyu te seen yaay dañ daan xëy di leen yóbbu ci biir école ba. dem di jaay ca marché bi di am lu ñu am di ko indi ci biir kër ga kon bu fekkee ne xale bi dematul école yaay ji ca biir kër ga lay toog di toppatoo xale bi monsieur le ministre ñooñu ma bëgg nga jàppale leen ci seen école boobu vraiment ba ñu ubbiwaat ko ba xale mën fa jàng. yaa tim une école bu ñuy wax Sele Diouf boo xam ne tim petite enfance la ñu bëggoon nga dimbale leen ci la réhabilitation de cette école parce que vraiment ma ngay menacé wu pour bëgg daanu te bëgg nañ nga jàppale leen ci loolu. ci wàllu wér-gu-yaram ki xam ne mooy honorable député Ndeye Fatou Guissé organisé na. bébét la ne juróomi at fii ci diwaan Daara Jolof at bu nekk dañ si dugal lu ëpp 2 millions waaye itam maye na li nga xam ne moo di ay produits antiseptiques thermoflash ay gel hydroalcoolique ay médicaments bi nga xam ne mbas mi dugg na ci réewum Sénégal foofu district santé bu Daara waaye itam maye na foofu waa Mbuula waa Kamba ak waa Amali man leen ay matelas ay chaise ay lal ak ay zinc ay poutrelle bi nga xam ne Covid bi dugg na ci wàllu itam formation professionnelle ki nga xamante ne moom moo honorable député Ndeye Fatou Guissé xeex na assemblée nationale ak ci ministère de la formation professionnelle bañ taxawal ci biir Daara centre de formation professionnelle mucc ayib bi nga xamante ne presque mën naa wax ne pare na ci wàllu artisanat itam formé na jigéen ñi ñu am formation ba nga xam ne bu ñu war a defaree saabu eau de javel transformation fruits et légumes ak li nga xam ne moo di buddi kosam ci wàllu environnement ki xam ne moo di honorable député Ndeye Fatou Guissé lëkkaloog li nga xamante ne moom moo di waa ASC Manko amul seral maanaam jëmb nañ ay garab foofu ci quartier Manko bi waaye itam foofu ci këram boo fa ñëwee da nga fekk ay brouette ay pelle ay ratu ak i bale yi nga xam ne disposition waa Daara Jolof la ko def waaye itam ci wàllu clinique day bi li nga xam ne moo di set setal organisé fii biir diwaan Daara Jolof ci wàllu sport joxe na mayo ASC Dental ASC Manko ak ASC li nga xam ne moo di ASC Jaxaay ku ñu xam ca Daara Jolof xam ne ñun course rek mooy suñu cosaan ñun course la ñu am te ma yaakaar na tey le président de la République en urgence bu ne les infrastructures sportives ñun suñu course boobu am na ci wàll ndax course boobu mun ñooy suñu cosaan ma nga fa nekk te amul clôture barki Dembo Ndiaye ça fait quelques semaines lañ fa woote course avec le ministre Ali Salah Diop mu invité ay collègues ministres am ñoom ñëpp ñu ñëw ci course ba te y avait d'autres autorités te amul clôture kon benn sécurité amu fa. pour jeexal rek ki xam ne mooy honorable député Ndeye Fatou Guissé ci wàllu développement ak social li mu ci def lu mucc ayib la am loo xam ne mën nañ ko wax waaye am na xam ne mën na si ko wax ci wàllu woowu mën nañ ci jukki li nga xam ne moom moo di association bu mu créé récemment bi nga xam ne day saytu ñi nga xam ne ñoo am seen xel dafa sutante maanaam ñu duppee APC2M association pour la prise en charge des malades mentaux waaye itam dotation li nga xam ne def na ko ça c'est historique maanaam jël lu tolloog fukki moulin à 1000 ak juróom-ñett maanaam machine wala lu fukk ak juróom-ñett mu may ko jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci commune yu bëri yu nekk ci biir département bu Linguère mën na si jukki commune bu Daara Deyali Dooji Barkeeji Afe Gassane Kamb Bulal Linguère ak li nga xam ne moo di Warxoox
waaye itam financé na ay groupement de promotion féminine toll ci 11 fii ci département bu Linguère te loolu itam jigéen ñi itam ñu ngi suturlu ndax nag dañu wax ne nit may ko jën baaxul parce que dañ koy jàngal lu ñu nappee moo gën toujours di ko may jën. waaw asalaamaaleykum waa Daara Jolof ñu ngi nuyu ñëpp di ko commencé ci kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu toute la population donc du Jolof. bu ma laajee ci Ndeye Fatou Guissé dinaa ci sawar ndax nee nañu suñu lay laaj ci loo xam du looy fortaatu laaj bi war na yomb macha allah honorable député Ndeye Fatou Guissé bu fekkee ma ci boole dafa am lu ñu boole ak moom lu rëy man bi ma koy xam boobu nekkul honorable mu nii dégg ci politique bi nii rek mu miin ma lool yàlla dogal bu ko sama borom kër daan seen sax def naa ma gis naa sa mbokk mi Ndeye Fatou Guissé mooy organiser fii ay programme yu bari ba ci ay gàmmu muy déplacé wu di ñëw di ànd ak ñoom jeegaan di ma wuy si boobu déggagut ndombo honorable te ba mu déggee ndombo honorable ni mu meloon dara changé wu ci. donte dañu nekk ci langue politique bokku ñoo moom obédience bu ñu nekk bokku ñoo moom parti mën na am sax wuute nañ xalaat ci gis-gis mais nit dafa am lu ñu tuddee républicain donc dafay toll foo xam ne objectivité ngay jiital te loolu moo tax tey ñu mën a def seede ci Ndeye Fatou Guissé mu nekk député nag boo xam ne tey mandat bi marqué na ko lool ci biir Daara biir Jolof mais biir Sénégal. Ndeye Fatou Guissé c'est un partenaire du lycée xam naa bi ma ko xamee ba léegi duma ko rëccu mën naa ne la c'est le député du peuple li ñuy wax député du peuple wuyoo na ko ndax partenaire u lycée bi la te taxawaay bi mu am ci lycée bi ñëpp dañ koy rafetloo. ñun ñëpp ñoo ko war a sargal ndax nitu social la nit kuy dimbale nit ñi la vraiment lépp lu ma wax ci Ndeye Fatou Guissé moom vraiment lépp loo xam ne wax naa ko ci moom du lu may tricher parce que lu ma dund la ak moom lum ñu defal la ñun boucher yi Daara vraiment même jamono ji nga xam ne nii nawet lay doon suñu fii di taa di am ndox di désordre moom mooy mujj yónnee ñu ay vraiment brouette yónnee ñu ay pelle yónnee ñu lu ne loo xam ne nii ci la ñuy war defaree suñu place bi nga xam ne moom la ñu liggéey vraiment. bi mu duggee ci lycée bi ba léegi duñ ko rëccu ci ay acte ci ay action yoo xam ne def na ko ci biir lycée bi di ko commencé ci Covid bi mu ñëwee ñu am jafe-jafe masque bokk na ci ñi nga xam ne moo njëkk a ñëw fii joxe fi ay masque joxe fi gel alcoolique hydroalcoolique. Ndeye Fatou Guissé aussi ñëwaat na fi indi fi ay serviettes hygiéniques te dafa ko benn yoon yaakaar naa même ren ñëw na fi indil ñu ay keesi serviettes hygiéniques jagleel ko les jeunes filles muy loo xam ne lu am njëriñ la ndax dana permettre élèves yi mën a jàng normalement duñ am benn jafe-jafe surtout les jeunes filles. et puis ñu ngi gis dimbal yi nga xam ne mi ngi fiy dimbal gis nañ fi ay machines yu muy dimbalee doomi aadama yi vraiment nit ku disponible la. nit la koo xam ne heure boo ko soxlaa da nga ko am nit la koo xam ne nii day dox tànkam ñëw ba fii toog fii ci suma place bi di waxtaan ak man di ñu laaj li nga xam ne ni moom mooy ñuy métti ak lan la ñu soxla vraiment. boo demee ci wàllu santé boo ci woowee honorable mu dina la wuy si boo demee ci wàllu développement bi nga xamante ne moom la bëgg ci xolam boo ko ci woowee dina la wuy si ba muy def développement nag boobu déggagut honorable parce que da daan dem réew mi di tukki di wut ay partenaires di ko indi fii di jàppale ay jigéen. di leen def ay formation di leen defal lépp te boobu déggul honorable kon ba mu demee ba dégg honorable dafa yokk waaye wàññiwul. Ndeye Fatou Guissé aussi yaakaar naa ñëw na fi aussi indi fi ay lave-mains ci période Covid bi ay lave-mains yoo xam ne dana permettre élèves yi dana permettre aussi administration ñu mën di raxas seen loxo mu set ndax yaakaar naa boo raxasee sa loxo mu set dana la mën a muccal ci ay jàngoro yu bëri. Ndeye Fatou Guissé aussi ñëw na fi bi ñuy def BFEM mu ni fi ay repas jagleel ko les correcteurs ak élèves yi nga xam ne ñoo fi doon yendu donc mu ñëw indil leen togg ko ay añ indi ko jox leen ko. teewe naa fa ci campagne bi mu joxe fa ay machines yu bari bokk naa ci ñi ko doon joxe mu jox ko ay jigéen jàppale leen ko jigéen ku ko jàppale nee nañ ma may la jën wala li ñu lay nappee moo ko gën. télé rajo la déglu fekk dëkk am ñuy jàmbat mu taal otoom dem. bi mu taalee otoom dem bay 6 heures kat robinet boobu ubbi na loolu mën naa ko fekkee. Ndeye Fatou Guissé daal bàyyiwut kenn en tout cas école yi mën naa ne tous les établissements
mi ngi fay dem di fa def ay acte yu noble aussi. utiliser na relation utiliser na posture am pour jàppale askanam à chaque fois dama koy wax sax dama naan député sax warul am ay réalisation peut-être danaan député war na dugal projet bi war na kaas lii mais député bu am ay réalisation Ndeye Fatou Guissé la parce que dafa utiliser carnet d'adresse am utiliser ay relation à bon escient xam ne askan bi lii lañ soxla mu siy dox di si wax def na loo xam ne mën nañ jàpp ne sax am na ñoo xam ne poste nominatif lañ yor te defuñu li mu def loolu nag li ko may mooy nouveau type de politicien la donc dama jàpp ne tey dafa am lu politique làmboo te moom mi ngi si dox mooy lu mel ne accessibilité. heure boo ko soxlaa muy téléphone muy këram muy lépp Ndeye Fatou heure boo ko soxlaa dalay naan ñëwal soo ko wooyee vrai même boo ko wooyee jotuloo ko sax su gisee portable mu yow daf lay woo ne la qu'est-ce qu'il y a mbaa jàmm mbaa lii vraiment Ndeye Fatou Guissé mënuñu ko fay. donc bu nekk quelqu'un koo xam ne vraiment elle est très dynamique elle est aussi serviable elle est aussi am na benn capacité écoute boo xam ne lépp loo ko wax da ciy bàyyi xel boo amee loo ko wax da ciy bàyyi xel day toog rek woo la téléphone ne la li nga ma waxoon de pare naa pour ñëw fa léegi nag danaa fa ñëw à telle heure parce que li nga ma waxoon lijjanti naa ko te danaa la ko indi. cultiver na relation humaine ba tey dimension weesu na pouvoir weesu na opposition weesu na société civile elle compose ak tout le monde li ko may rek mooy xam ne cër bi mu yor askanu Sénégal ñoo ko jox te que mbubb la mu muy sol bis dina ñëw mu summi ko donc moo tax mu rafetal ko rafetal bi nag dafa am ñett yoo xam ne mi ngi si moom te politiciens yi war nañ si bàyyi xel bu njëkk bi mooy accessibilité deuxièmement bi si ëpp solo mooy discours de vérité mais troisièmement jege askan bi donc ñetti axe yooyu dafa nekk loo xam ne dafa am solo si politique. di ko wax sargal bii nag vraiment yoon la ñu sargal ko. parce que lu mu fi liggéey la lu mu fi jëfee la lu mu fi def la ci biir Daara Jolof di ko def fépp nag. dañoo mënta gis Youssou sax waaye bu ñu mënoon a gis Youssou dañuy toog ak moom wax ak moom lu bari ci Ndeye Fatou Guissé xam ne sàgganeewul lim ko jox. te ndomb gi daa fekkoon muy def nag te daa yokkaat wàññiwu ci dara man de bu ma doon def dana amaat deuxième mandat. Fatou Guissé bu ñu sañoon mu amaat beneen mandat député bu baax moom la ñuy ñaan yàlla ba pare mu nekk sax ministre Ndeye Fatou Guissé ñuy ñaan yàlla mu nekk ministre parce que xam nañ ne bés bu ko nekkee du ñu sàgganee. di wax yen bi diisoon na ba mu toll si teggi mais moom bëgguñ yenam teggee ko bu ñu sañoon dañu koy reconduire donte faruñu nag loolu nag objectivité moo tax may wax parce que muy man muy keneen képp ku fa dem li nga fay def rek mooy teewal askan bi te moom mi ngi koy def bu baax donc li ñuy wax rek que ça soit mu nekk opposition wala pouvoir ça importe pas li am solo rek mooy képp ku fay dem nga nekkal fa askan bi te moom mi ngi si loolu kon ñoo ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ko porté woon ba tey mu représenté askan bi ñooñu bu ñu mënee porté waat seen choix si moom dinañu gënal lool parce que fii si Jolof wala fii si Sénégal bokk na tey si député yi gën a marqué législature bi ñu gën. ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi gis nañ fi léegi suñu waa kër Baye Thierno Amar Niang ñu ngi leen di nuyu leen dalal jàmm di yóbbante ziyaar ci suñu papa di nuyu kilifa diine yi ñu fi gis yëpp ku ñu gis ak ku ñu gisul di nuyu kilifa aada yi di nuyu madame la mairesse Seynabou Ndaw di nuyu conseillers municipaux yi nga xamante ne fekk nañ leen fi waaye di nuyu tamit suñu yaay Ndeye Fatou Guissé may fàttali rek ne du conseil municipal moo ma boole ak moom daf di sama yaay ndax doomam Mayib mooy sama morom moom laa daan àndal ba pare mu fasante kóllëre ak sama nijaay ca Espagne muy nit ku baax reportage bi wane na ko sànq bu fekkee am na benn député boo xamante ne mën nañu wax ne moom gàcce ngalaama ci la nga xamante ne tabb nañ ko comme député assemblée nationale moom mi ngi nii toog kenn la ci ñooñu. Ndeye Fatou Guissé tànqamluwul kenn soofantalul kenn soxlaay askan wi rek moo ko tax a jóg foo ko gis muy dox xamal ne ci développement lay dox foo ko gis muy dox xamal ne
luy jariñ askan wi lay dox. film bi ñu seetaan léegi wane na ko muy jàppale jigéen ñi ci seeni jafe-jafe ci kër yi, di leen wutal ay moulin, di jàppale jigéen ñi rawatina xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci école yi di jàng. Mansour Fall di proviseur lycée dikk na ci léegi. muy jàppale sport, di jàppale ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu santé. kon kay kii xam ngeen ne kon secteur yëpp la laal. amul benn secteur rek boo xamante ne loxo Ndeye Fatou Guissé dugg ci. waaw donc di jàppale culture encore. kon kii dañ koy ñaanal yàlla rek. yàlla may ko fan wu gudd. waaye yàlla yokk ndomboy tànkam. ndax député bii kat wax dëgg yàlla waa Sénégal jéppiwuñ ko waaye waa Jolof it jéppiwuñ ko. bu ñu joti woon ci Youssou Ndour dañ koy wax rek la Ablaye Wade waxoon Karim ne ko dinaa wax sa yaay ne ko liggéey nga bu baax. waaye bu ñu joti woon ci Youssou Ndour tamit on lui dira que honorable député Ndeye Fatou Guissé a bien travaillé. di la feddali rek kóllëre ministre wala maire Samba Ndiobène Ka waaye tamit mu ngi lay wax ne la mi ngi ubbeeku pour gunge la ci lii nga xamante ne yaa ngi koy amal ci dëkk bi ak ci département de Linguère ak ci Sénégal gi yëpp. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. sama kàddu yi nag bi sama nijaay El Hadj Bass waxee dama ne woon dootuma wax ndax événement bi lu mu bëri te demandé wuñu à ce que Youssou Ndour reconduire Ndeye Mangane amul solo. dama naan nit da nga ko tànnal askanam tax te du am solo Ndeye Mangane ñun ñëpp la majorité bi ñu ko xamee mooy bi ñu ko tànnee. te biñ ko tànnee alhamdulilah man dama naan bu ma gisoon Youssou Ndour dama naan ko alhamdulilah ndax ki ñu tànnal wax dëgg yàlla am rëcc wuñu ko. Ndeye Mangane sant nañ la bu baax a baax gis nga développement boo ko bëggee da ngay commencer bi xale yi nekkee jànq te moom nga commencer parce que tu as commencé par donner des serviettes hygiéniques bu nit amee doom nga dem hôpital donc tu as poursuivi un processus bi nga xam ne mooy prouver na yow émergence moo lay intéressé sant nañ la bu baax a baax li ma la waxoon rek développement nag mënul am ba ñaar defuñu ko damay gàttal rek fexe ba jigéen ñi niñ daa musóoree di sañse ñu fexe ba ñuy musóoru pour yenu ndax ku yenu rek fas nga yéene am loo teg ci kaw beneen bi mooy anglais yi dañ naan women should show more of their mind and less of their body. maanaam ñu fexe rek ba jigéen ñi ñu tàggal leen ba ñu wane seen xarañu xel moo gën ñu leen di bàyyi ñuy wane seeni forme yaram te Ndeye Mangane ci loolu nga nekk xam naa dafa guddi sax mais wax dëgg yàlla am nit ñi kontaan nañ bu baax a baax man nag biñ la falee am na lu ma la waxoon même boo doxalee wutoon nii man dama lay jàppale mais danga maa dimbali si jàppale bi ma lay jàppale parce que nit boo koy jàppale ba pare muy def li mu war a def danga naan alhamdulilah xam naa ngeen baal ñu ñi fi toog yàkkamti nañ ñibbi yéen bi mënoon na passé lii jërë ngeen jëf. dama toog ak moom ñuy waxtaan kilifa gu màgg ci ministère de l'éducation et de la formation professionnelle bi nga xam ne fa laa nekk woo ko moom Ndeye Fatou Guissé ne ko l'honorable député dañu bëgg ci sa projet yi nga xam ne mooy projet cantine scolaire yi nga dimbale ñu ci ba ñun ñu am ci kon bu ñu demee ba autorité éducative yi di ko ñaan ay partenaires man dama ne daara am na ndam dama ne jigéen ji Youssou Ndour ñi ngi koy sant di ko gërëm ñu nag yàlla dañoo bokk boole aussi ci ñi doon tabax pour mu nekk député à l'Assemblée nationale kon war nañ fi wax ci turu parents d'élèves mais war nañ wax ci les artisans yi nga xam ne yii ñoom ñoo tabax ba honorable député nekk honorable député te mu nekk député boo xam ne bi amul limite amul benn limite ci kenn parce que tubaab dafay wax ne l'homme n'a de limite que les limites qu'il se donne te moom joxewul benn limite ci boppam mais dafa indi ci li tax ma ne nañu defaraat film bi
l'honorable député dafa indi daara loo xam ne waa daara xamuñu ko gisaguñ ko tegaguñ ko seen bët mais li ko waral nag mooy au lieu ñu defal ñu ko ci route nationale bi ba ku fi jaar gis ko ne lii c'est le travail c'est l'œuvre de l'honorable député Ndeye Fatou Guissé mais dañ ñu ko yóbbul sa gannaaw dëkk ba sa gannaaw ngën a neen sa rang lumbal ba fa lañ ko yóbbu muy benn centre de formation professionnelle bu mucc ayib boo xam ne moo gën a mucc ayib ci centre de professionnel yi ci Sénégal gépp Ndeye Fatou Guissé moo ko xeex ba indi ko daara tey jigéen bu bëgg formation ak formation boo mën a bëgg boo ñëwee dana la defal sa formation man mii di waxante ak yéen man lañ fa yóbbu comme surveillant général ma nekk foofu ci centre ba te xale yi nga xam ne tey ñi ngi ci Jakarta yi am seen BFM ñi am seen baccalauréat am na ñoo xam ne ay université lañ jógee dellu si nañ daara inscrire ci centre bi di jàngee ci centre bi seen métier parce que centre bi ay métier dong lay jàngale kooku nag kenn indiwu ko ku dul Ndeye Fatou Guissé moo tax ma ne monsieur le maire ñi sama rak suma xarit maa ngi lay nuyu di la ziar mais dama bëgg ci seen délibération municipale bi ngeen dugal benn délibération boo xam ne bi centre de formation professionnelle bu daara ñu tuddee ko centre de formation professionnelle Ndeye Fatou Guissé bu daara parce que moo ko liggéey moo ko ñefe centre bi demoon na ban war koo yóbbu feneen mais mu sëkkatal ministre bi ba ministre bi ne moom ku toxal centre bi da nga jàppanteeg Ndeye Fatou Guissé te dana la yóbbu assemblée nationale te bu la yóbbu assemblée nationale danañ la relever te li mu wax fii si assemblée nationale bi doy na misaal jigéen la boo xam ne bi Alioune wax na ko léegi Aliou Diababou nee na le député de tous les temps nag bu ngeen ko déggee daf ko daan def avant muy jor na ndombo tànk bi ma nga sa daara ya ma nga sa jumaa ya man jumaa bi may tabax Jaksaaw moom moo ma boole ak ñi nga xam ne ñi tey bañ commencé fondement ba fi ñu rasé ba raax ba pare du suuf ak xeer yëpp ñoom ñoo ko indi kooko bu la ko nit defalee lu mel nii bu ko amee nga seedeel ko Ndeye Fatou yal na la fi yàlla bàyyi yal na la yàlla may wér yal na la yàlla may ay ndombay tànk te ngeen xamal Youssou Ndour na ko choix bi mu def si Ndeye Fatou Guissé il ne s'est pas trompé. di kenn ku ñu mën a duppee sàq moom du denc lu muy dund leneen lu mu def lu nekk rek defe naa ni du defoom kon yéen waa fekkee ma ci boole xam leen ni fekk si ngeen tey kenn ci jëbasi ni Jolof yi te xamuñu ko woon nag ki tax ñu xam ko mooy fekkee ma ci boole te ku ni fekkee ma ci boole ni Youssou Madjiguène Ndour mi way lépp dëkkoon nañu ak moom ñi bokk ak moom ñëpp ànd ak moom dar ko waaye taxul woon ñu xam dëgg jëmmam ñi ngi ko xam ci bi ko fekkee ma ci boole tonge mu xam ni tong nañ ko te ñi tax ñu tong ko mooy askanam muy watt di wàccee faalewul kuy sànni doj ak kuy wax donc Youssou jërëjëf sañ nañ koo ñaanit nag ñaareel ndax yàlla bindul pat yàlla lu mu bind père la te père mooy premier mandat beneen ba mooy deuxième mandat loolu nag su Youssou bëggee Jolof li mu wone ci Jolof ñëpp xam ko ba Aliou Ndiaye ànd ak moom xaritook moom mu yëkkati kii mu gën koo téye ndax ndeyama su ko dollee rek ñu xam ni bëgg na Jolof la ca des nag mooy li ñu tënk dama ni bu xeefalu Jolof nga sigil te mag war nga naaru góor sigil te kañu ndax keppaar gi nga waroon yiir na bi la gox kon sa askan xëy na saaw gëmmentuwoo dem assemblée bay bépp liy nelaw tijjiwoo itam compte banque di denc salaire ak la ci aju mbubboo itam Jolof taxan di lobb tey dëkke wax soppi woo jukko luy woo melokaan wutoo yeneen di àndandoo loolu tijjite la jant fenk na yaakaar juddu askan wépp ni xeram di déglu jàmbaar fàkk boppam dellu si Jolof ci askanam siggil jant boobaa fenk tey ma daaguwaat bind ci sa xalima lu nacc ko ci sam xel jébbal ko askan yu mu bokkal jile keppaar te kenn ku nekk di sàkku mu yaa démb na xoon a andi tey ba jigéen war naaru góor di dañal li ngeer laa lay bàkke ngir seqee nga bile gox ku wax ak ku waxul
géej gaa nga baawoo fa Ndakaaru wala mu fàqi sax fa Ndar di baawaan ba rombuñu lépp yi kéemaan ku nekk naan lu tax ak kañ la tey jii la bi Ndeye Fatou demee assemblée. CVCS la ubbi koom ku ne di laaj kii kum mu jaar ëng procès ëgg leen sigil fa kuy jigéen door a tukki keroog la war naaru góor a wàcc Espagne ni maa ngi fii ci mili réew waaye xol baa xel maa nga des Jolof ngobbee fa ay conteneur daagu ci biir réew mi di séddale yëre taalibe kub sëriñam ba ci sax néew ji doole. ma delluwaat di la sargal delluwaat di la jox cër dégg nga baatub honorable muy ndomba gu ñëpp daa takk ngeen baal ma nag damaa xaw a bëgg tuuti ba track bi day ñëw nga takk ndombag député xëy ti jël ñu ndam bi député ñu xam njariñ la ci sa kaddu assemblée ga ñuy dégg rootal nga askan wi ba Jolof siggi pël naar wolof sàmm ñëpp yëg sa ay ki falu nga ndomb ak député boole sa am-am ak sa xam-xam delloo ko ci biir askan wi premier salaire ba moo tuddoo kalbaas nga woo jigéen ñi jox leen ko kenn ku nekkee mooñ tey sant nga daagu tabbi éducation sigil ndaw ña tabbi ca l'école ba manqué bang tabbi ca l'école ba manqué toilette waaye tabbi ca l'école ba amoon mbaari sàkket xëy ko taax te ku ne xam na ni duub salaire waaye am la ak man-man bu la nit ñi wóoloo ngir luñ la mas a jox rot si na jéggi nga foofa sos nga cantine scolaire ñépp ko bëgg tey ci réew mi ndax ku sa ñoon añ reer ndékki bu sa doom xëyee dal di añ daagu ñu sol ko xam-xam biir ba fees dal lépp lu dugg ci biir xelam mu mën koo jàng sigil te bàkku kañ naa la yow jàmbaar jile doo député buy nelaw bay bébbali walaay doo député buy nelaw bay bébbali walaay luñ la mas a jox agsi na ci askan wi dal nga ci ay financement mu doon sa salaire ak lépp lu ñu la jébbal yaa fi climatisé école CM primaire ba ci lycée ñëpp wutal law kañ ak bàkk bu dootul fay yaa fa tabax ay jumtukaay jàppale borom mi jëma sëriñu daara ci ndongaam lekk ak naan bay togg sax di séddale ci mbedd yi ndog yaa nga lay xaar na weer waa ngi daaguy ñëw yaa ko daan jox néewi dool yi ba ñëpp sañ a kañ baxal nga sa cin la sagal Jolof jox leen seenub cër ba kenn dootu leen fàtte foo dem ni Jolof bàkk baa di daara tey siggil nga ko bu tey doon démb yaa fi doon député 15 ans siggil nga ay jàngalekat ngir seen béréb yi ñuy toog nga leen sampal kilim seen xel di nàcc ñu man di tënk boole ko di yërëm ndaw ña yaa delloo siwaat 4 avril démb bañ ñu ko xañee boole kook solal ndaw yay jaar ci télé bay dangar yi ba ci seen i jàngalekat sipil sa yan bi bu mu doon njàqareeg tiit fii sañ nga fee bàkkute siggi ñëpp ngay xool ak say bët kàng fóore yeeg kàngam yi ñëpp lay wutal tabara tey kon askan wee la fi teg nangu nañu ni askan wee la fi teg ngir jox nga ñuy pexe ma xëy di bàkku ngir jàmbaar ji lay wax ngir jàmbaar ji bu jëfitam woykat bi sañ ci jotal mottali nga lii ba ca centre de formation professionnelle càmbar leen ndaw ñi mag ak ndaw ku sam njàng demal ñu tàggat la bu ëllëgee ngéngi sa métier ak say diplôme fu la neex say nga faa bàkku yaa taxaw assemblée sigil askan wépp ci ay tali désenclavement ba ci rang-rang santé bii sax nga sóob ca sa loxo ba ñëpp si gite naan kii gan muy ca l'hôpital ba médicament muy ay garab yooyu séddale daagu ci sa biir kër te ni cell te naan bu ko kenn wax li nga jëf ci biir yooyu buñ ko médiatiser woon dëkk bi lakk yaa fi séddale machine wol ngir wàññil jigéen ñi seeni mbir yaa fi jàppale tailleur yi ba kenn ku nekk ci ñoom yëg boppam dimbali nga baykat dimbali nga sàmmkat yaa fi doon SOS yaa fi doon chàppari ci mili réew sos nga bébé de la ne ñëpp daw fekk si la ñëpp ay rocc ko bàyyi la ngay daagu di wéy ndax yow mi ko juddule woon dong yaa ko mën a yóbbu ndakaaru sañ nañ koo feeti ci ay millions yaa ko indi ci gott bi ñëpp joti millions ndaw li way juróom làqu nga gunge ko jiital ko teg ko ci yoon yor ko ay at di ko gunge ba mu mënal boppam Ndeye Fatou gise maabo gise nga ñëpp mbokk yi bu ngeen gisee ma tënk loolu ak ni ma koy waxee dafa fekk ni fi jamono tollu xeeru sànn la ku muurul sa bopp bu ca dale rek deret wër la te kii dama ànd ak moom ci département bu Linguère kenn ku ne xam na ni bari na ñu fi mbubboo seenuk ndomba lu ñu leen jox ñu def ko ci seeni konk ndax lañ jàpp mooy fal nañu leen de
deuxième mandat ba mënuñu ko liggéey te mënuñu ko am ci nit ñi faaw ñu jox xar bi nag seen bopp waajal seen bopp ba bu ñu wàccee kilim ya man di wéy waaye kii lépp lu mu mën a am mi ngi ci biir nit ñi lépp lu mu xam mi ngi ci biir nit ñi lépp lu mu bëgg mi ngi ci biir nit ñi te da koy jëli ci nit ñi jege leen da ngay rombanteeg moom ci mbedd mi muy daagu ndoom ak dig bu déppi gaa nga bàyyi ci biir këram kooku nag bu fekkee ni dañ koo soxla wax naa ni jóg leen ñu kañ ko jóg leen ñu bàkk ko jóg leen ñu bàkk ko jóg leen ñu sigil ko Youssou Madjiguène Ndour maa lay yóbbante bi la yóbbal yaa way lépp te lépp di message yaa bégal ñëpp te lépp di message sa mujjantal nga yëkkati Jolof jàppal ñu gise maa ba jox ko cër ñëpp xam fa mu jëm ñu ànd ak moom ca fa mu jëm dollil ñu ko ngir Jolof mën a gis boppam du ministre du député waaye mën na lépp gis na lépp turam nag laay mujje Ndeye Fatou tur laay mujje mbaa joxi ma kayit ba Ndeye Fatou ji dong ma ci intéressé nag jox ma kayit boobu ma la joxoon ma dem ci araf ya benn araf bu ci nekk ak la mu ëmb Ndeye Fatou defe naa ci nasaraan de yéen bind ND teg ci YE ma ni Fatou Diat di FATOU lu ci nekk nag dafa am lu muy symboliser ci lim fi def kon mënu woon a ñàkk du hasard bu ñu nee N ba danaa ko tekkee ñaar nandal nga ñu ndax yaa ñu xamal wala ma bàyyi boobu tekkee ko nangu donc ma ni nangoo dee ba ma ni dooleel su ma neexee itam ni dundalaat ndax kuy togg bay toggal ñi tàggoog seen xel fàttewuloo kenn dajal nga matal nga moo tax ma ni su ma nee end bu njëkk bi ma ni nangoo dee bi ma ni dooleel tey ba ma ni eggale bu demee ci eggale ga ma ni yéene yi buñ dikkaatee ci ma ni ëtt bii di assemblée boo ko tënkee nag kaddu ba muy nangoo dooleel tey eggale yéenay ëtt bi ci assemblée loolu mooy ndey ja su ma ñëwee ci Fatou muy FATOU ma ni F ba mooy fonk A ba mooy askan wi T ba mooy teral Jolof O ba mooy ormal ñëpp uuf ba mooy uuf néew ji doole ñu ni kon nag fonk nga askan wi teral Jolof kon ormal nga ñëpp yaa uuf it nag néew ji doole yi gis nga bu jërëjëf sant ñëpp gërëm ñëpp kontaan lool ci bés bi. am naa fi sama mag bu feebar honorable keroog ba mu ko seetee ay jooy la génnee ca néeg ba mu gaañoo honorable bàyyiwul loxoom da caa topp barki démb daf ma woo téléphone ma defe ne honorable lu nekk la may doyee mu ne ma ndey mu ne ko mu ne ma diw de def maa woo muy doomi ki gaañu woon eggaleegu ma honorable mu ngi jooy li tax muy jooy mooy ne xale boobu xelam dem na ci moom ba mu woo ko rek loolu bégloo na ko ba muy jooy moom kon nga xam ne fàttewul ka dem ndax njabootam googu bu ca loxoom jógoon kon tey jii ñoom seen bopp duñu ges ndax dañuy wax booy lebalal xale ndax xale rek moo mat a lebal sama jabaru rakk gaañu doomam a ngi nii honorable moo ko yor ba mu juddoo ba tey léppam loxoom jógul ci moom kon seede yooyu may def ci moom man yi nit ñi di def ci moom man dama koo dund ak moom hôpital bee ma nekk di liggéey lu fa sooxee su ma woowee honorable du taxaw. Tu es une femme brave, une digne femme, une femme sociale, une femme exceptionnelle. Tata yàlla moo mën a fay yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla na ko yàlla fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñun ñëpp ci moom la ñuy roy te yaa ngi jukko yonent bi kon ku la jàppale nga dem ku la jàppalewul nga dem. incha allahu rabbi deuxième mandat bi boo ko bëggee dañ la koy jox te bu fekkee daara dong moo koy mayee danga koy am te bu fekkee Youssou Ndour moo koy tegaat ci sa loxo dina xam ne liggéey nga Jolof lu jaral waa Jolof ñuy def li ñuy def mënoon nga ne ñii bokkuma ak ñoom parti politique mais looy def dig ñu woo looy def boole ñu ci suñu dara du taxawaal loo yëg xanaa loo yëgul barki démb bi ngay sargal association yi danga ma woo ñëwal nga indil ma sa association ma sargal leen loolu ku mu doy leneen waru la doy ndax mënoon ne ni kii bokkuma ak moom liggéey mais baaxam moo ko waral loolu bi ma xam ne sama jigéen ñi ñëw nañu mu guddee ñu ñibbi dafa dawal otoom ba sama buntu kër ñëw indil ma seen enveloppe jox leen ko kon loolu baax mënu koo weesu yàlla mi am fay yàlla na la fayal boppam ci barke sangu-sang yi macha allah. asalaamaaleykum waa Daara. maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant di leen di gërëm di leen di jaajëfatil
ci mobilisation bi ngeen def ko ci au nom de honorable Ndeye Fatou Guissé maa ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di baalu ak di baalu ñëpp ak donc Ndeye Fatou suñu député la Youssou óolu ko gis taxawaayam gis melokaanam mu doy ko mu teg ko député yéen waa Daara yéen a ngi naan da ngeen soxla 2e mandat ci Ndeye Fatou mais ñun ñoo leen gën a soxla 2e mandat bu Ndeye Fatou ndax Ndeye Fatou am na yëg-yëg ci nit Ndeye Fatou faale na doomi aadama Ndeye Fatou tuutilul kenn perantal sax mun naa yëkkati Ndeye Fatou ñun suñu ooteek moom amutu waxtu nit sax di ngay tëdd ak sa jëkkër nit may la cër mais lu mu urgent buñ ko wooyee moom dina jógaat ba xam fa muy waxeek ñun bañ a déranger jëkkëram pour rien que rek jox ñu suñu cër kon Ndeye Fatou li ñuy wax rek ne diw baax na ñu ne balaa nga koo xam mbokk ya wax ko benn woy bi la ñuy dégg ci Ndeye Fatou benn xar kanam bi la ñuy gis ci Ndeye Fatou benn melokaan bi la ñuy gis ci Ndeye Fatou Ndeye Fatou musta changé ni nga koy fekkee ren noonu nga koy fekkee déwén kon Ndeye Fatou ñun ñoo kontaan ñu nga xam ne neex ngaa présenté parce que yow xam nga li tax nga neex a présenté teey nga maanu nga yiw nga ba foo taxaw ñu ne la kii si mooy député Fayke ma ci boole rek ñun nga sigil parce que nit dinañ lay jox nombo tànk nga am melokaan boo xam ne duñu ñàkk pexe mooy tax ñu topp la mais du loo xam ne luñ bëgg la mais kii nag ñàkkuñu pexe ci moom dañ ko bëggal suñu bopp ndax ci melokaanam ak ci taxawaayam ak ci jëfam man Ndeye Fatou mënuma koo gërëm parce que nit ki amoo dara lu du sa bés Ndeye Fatou tëgg naa fii làmb ja réussirut ma naroon a tëddi kaso Ndeye Fatou moo ma ca génne ndax damm nañu CG def nañ lu ne saboté yëpp moo ma ca génne Ndeye Fatou suma yaay dee na Youssou def enveloppe am moom mu def enveloppe ne bu Youssou bi doyuma ndax fi nga ma yem man de xaw ma ku dul gërëm Ndeye Fatou waane man dinaa ko gërëm su ma nawle la waane dinaa ko gërëm parce que nit ki booy dox ak sa nawle am na jëf yoo xam ne bu ko defee te gërëmoo ko yow baaxuloo man nag dama koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fi mu bëgg a egg yal na ko fa yàlla egguloo yoon bii mu jublu it yal na ko ci yàlla gunge yàlla bu ko ci saytaane gunge maa ngi lay ñaanal di ñaanal say mbokk te daara yi man moom dama ci kontaan ci ñoom suma taxawaay bii du tey amoon na fi ma ñëw daara yéen amuñu seen pay ndax yéen da ngeen gëm li ngeen doon ba pare yéen da ngeen bëgg mbokk benn kaddu bi lay dégg ba ma xamee Ndeye Fatou di fi déggaat ba jonni tey ji benn kaddu bi rek lay dégg kon nag ngeen xam ne yéen it seen jaan wàcc na parce que nit di ngay am loo xam ne da ngay jalousé wala nga xam ne am na sa xol di fiir mais dama gis ne seen xar kanam yéen waa jaara yëpp gisuma ko ci yéen même kaddu bi rek laa gis même kanam bi laa gis maa ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di wax ne jàpp leen te teewa bàyyi seen doom la gunge leen ko merci. dafa am cër bu ngeen jox Ndeye Fatou mii ba ngeen xamante ne nii rek la mënoon a demee ndax nit su defee lu baax il faut ngeen gërëm ko loolu moo waral lii kon bu doon suñ sagoo da ngeen di toog déglu discours yi ñu war a wax ci Ndeye Fatou ba mu jeex Ndeye Fatou honorable ñu ngi lay nuyu gannaaw bu ñu nuyee waa Daara ba pare di kontaan nag tey nag ci bés bii ñun ñi nga xam ne ñun la Youssou Ndour délégué ñu ñëw teewal Ndeye Fatou kontaan nañ trop parce que lii ñu dégg fii tey vraiment fierté la ci ñun ndaxte ñu jël délégation yabal la nga ñëw fekk fi kàddu yu mel nii ñu fi dégg wax dëgg yàlla ñun siggi nañu ndax nag mënoon nañ fi dégg leneen waaye nag li Ndeye Fatou def rek loolu ngeen wax bu ko fi defutoon tam du ngeen ko wax kon Daara amal ngeen Ndeye Fatou ñukkal ñun ñii nga xam ne ñun de Youssou Ndour yónnee tamit ñu ñëw fii amal na Ndeye Fatou ñukkal Ndeye Fatou kenn mënu ko fay dañ koy bàyyi ak yàlla parce que ku def lu rëy rek am lu rëy li ngeen wax nag si Youssou Ndour dégg nañ ko incha allah rabi dinañ ko déggale ndax li ngeen wax mooy ne da ngeen wax ne
nañu wax Youssou Ndour mu jox Ndeye Fatou deuxième mandat comme ñun ay ndaw lañ nag ñu yónni ñu bu soobee yàlla loolu ngeen wax Youssou Ndour dina ko dégg si noppam parce que nag Ndeye Fatou mii kat li mu fi liggéey wax dëgg yàlla si daara gii ku ko xamut tam dégg nga ko ku ko xamut dégg nga li Ndeye Fatou liggéey fii si daara à travers les médias à travers les réseaux sociaux ñëpp dégg nañ ko gis nañ ko kon Ndeye Fatou jaaraama Ndeye Fatou jërëjëf ñu ngi lay ñaanal yaa xam li nga bëgg yal na la ko yàlla defal ñu ngi lay ñaanal sa diggante ak waa daara yii yal na ko yàlla gën a dëgëral ñun de kontaan nañu te ñun siggi nañu parce que délégation bi nga xam ne moom la Youssou Ndour yónnee wax dëgg yàlla bég nañu kontaan nañu si li nga xam ne fekk nañ ko fii jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant. di ñëwaat nag di nuyu waa Jolof di fekk ku ne fi mu toog di ko wax asalaamaaleykum di leen tatagal waaye di leen jox seen wàccuwaay di jël nuyoo bi tamit teg ko ci suñu loxo Ndeye Fatou mu jàllaleel ñu ko képp ku taxaw fii ak képp ku bëgg a ñëw te mënoo ñëw ndax yëg-yëg lii mënut a paase yëg-yëg ndax jamono ji xat na xat goo xam ne koo xamut nim lay def ni nga ko defa tax Ndeye Fatou gàcce ngaalaama ndax man su ma fi ñëwoon dégg leneen dinaa rus ndax man doomi Jolof laa man mi doomi Jolof laa su ma ñëwoon dégg fi leneen dinaa rus heureusement ba ma fi déggee lii ba pare teg ci sama bët ndax lépp looy def woo nga ma téléphone lépp looy wax woo nga ma téléphone fépp fooy dem woo nga ma téléphone Ndeye Fatou dañ lay ñaanal kàttan ak wér ak gudd fan ñaanal la ngir jëmmi Seydina Muhammad lépp loo bëgg a def ci diine yàlla na la yàlla kàttanal ndax ci ñun ci diine lañ la fekk te moom lañ gëm gëmuñ lu du diine gëmuñ lu du Seydina Muhammad sangu-sanga yi saa boo wootee ci nga woote saa boo waxee ci nga wax saa booy dénkaane moom ngay dénk kon dañ la koy dénkaan ñun Ndeye Fatou doomu gaynde yëfi gaynde rek lay def doomu jolof-jolof nga mënoo ñaaw fenn mënoo tuuti fenn te doo ragal doo mën a ragal gaynde piir ngay doon Ndeye Fatou bëri ko ci mbartal nga ku la puus nga dem ku la puusul nga dem ndax nit ki suñ ne dafa baax nañ laaji mbokkam man damay ñëw sa kër toog say mag di wax say rakk di wax say doom di wax yal na la dal te yàlla lafal la cat Ndeye Fatou man de damay ñaan député ñaan ministre ba ñaan premier ministre yal na la ko yàlla defal Ndeye Fatou ku soxorul iñaanoo xam ne li nga def ci fekkee ma ci boole benn jigéenu fekkee ma ci boole defu ko ci ndax man mii de responsable fekkee ma ci boole laa di daj lu ne Mari Mbooj mii de responsable fekkee ma ci boole la di daj lu ne Safi Ñaan mii responsable fekkee ma ci boole la di daj lu ne ak ñeneen ñi ñëwut te nga xam ne yónnee nañ seen ngërëm Ndeye Fatou saa boo xëy ci askan wi ngay xëy ci ngay yendu ci ngay fanaan mënoon ngaa nag ut mbokk yu bees mënoon ngaa ut mbokk yu bees bu boobaa nga xam ne doomu Jolof ñu am fayda lañ bu boobaa di nga ko wéetee waaye utoo mbokk yu bees dangaa dellu mbàttu ca ndaala delloo buum ca boy boy ba Ndeye Fatou yal na la yàlla lafal cat nit ku jub nit ku diiñ nit ku am personnalité ñun fekkee ma ci boole dañ lay ndamoo te ñun yaay suñu référence ñun yaay suñu référence fu ñu neex wax ko fu ñu taxaw wax ko ñun dañ lay ndamoo man damay génn Mboro ak Daara sori na nit dam ma xëcc sama yére seetaan nga sa député bi démb yéen seetaan ngeen seen député bi démb ma ne wallaay maa ngi koy seetaan ñu ne ma kii de war nañoo am ko mel ni moom leen du ñu am ko mel ni moom kooku doomu Jolof la daa jël li Jolof moom mu delloo ko te doomu Jolof day sot roy la taxut a mel ni yow ndax
gis-gis yi bokkuñ deret yi bokkuñ dëkk yi bokkuñ askan yi bokkuñ ku ne Jolof na sot ku ne Jolof na yëg-yëg ku ne Jolof na jom ku ne Jolof na diiñ ku ne Jolof na personnalité Ndeye Fatou nii nga mën a mel dañuy ñaan yal na la yàlla eggaleel yàlla boo taseeg lenn loo ragal Ndeye Fatou Youssou Ndour xam na ku nekk ci fekkee ma ci boole loo xëyee suba ba ci ngoon mi ngi ci noppam lii ngay def ma nga cay noppam ma ngi koy gis ma ngi koy dégg dara ump ko ci kon jërut jottali waa Daara du yéen a soxlawaat Ndeye Fatou Guissé ne ñëpp na waaw ñun ñii ñoo ko soxlawaat en tant que ay responsable comme moom ñun ñoo leen ko gën a soxlawaat ndax ñun suñu royukaay la te lim man mënuñ ko de man du ma ndam du ma xëcc lu ma mënut du ma yuutu lu ma jotut Ndeye Fatou yal na la yàlla lafal cat nañ taxaw xaar ba nga jàngal ñu bañ mokkal ñun mokkalaguñ de ndax lii man mënuma ko jërëjëf. sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ñaanal ba nga xam ne tey la ma wax ca groupe yi wax ko fépp dama ne sargal bii ñu ma jox man dama ko delloo bépp jigéen boo xam ne yaa ngi Sénégal di ko delloo bépp jigéen boo xam ne yaa ngi ci fekke ma ci boole au niveau national international plus particulièrement jigéen ñi nga xam ne dañu nekk département Linguère je dis le département de Linguère parce que tey département bi ñun ñëpp ñoo ko bokk suñu département la te tey bu ma sañoon bu ñuy lem département yi nga xam ne ñoo gën a développé ci biir Sénégal kenn du ci jiitu département Linguère te loolu ci jigéen ñi laa ko yaakaare kon jaaraama les femmes yàlla dogal ñu nekk ci benn contexte mooy li ma ko waxee rek nit ci jëmmi boppam dafa am loo xam ne moo ko moom am loo xam ne ay dëkkandoom ñoo ko moom am loo xam ne ay mbokkam ñoo ko moom ñu nekk ci benn mbir moo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ni mu demee barki démb tey bu ñu fekkoon ne loolu amul ku ne xam na ne fii tey day riir fii ba suba waane yàlla dogal li mu dogal dañu koy nangu mais ni ñu mel tey bu ñu taxawee ñëw ne ma honorable ñun ko dañ la bëgg a honoré du ma ko mën a rejeter loolu tax ma nangu ko delloowaat ko nag jigéen ñi une fois de plus kon jigéen ñi sargal bii ñu ma jox man joxaan naa leen ko yéen a ko moom dafa am ñu fi teewoon nag mënuñu leen a ñàkk bañ a tudd rek parce que dañoo ñëw fekk siñu ki nga xam ne tey mooy madame le maire Mati Gueye jógee ba Linguère ñëw fekk siñu fii ki nga xam ne mooy madame le maire di Njéema Jóob dëkk ba Dooji mënuñu koo ñàkk bañ a tudd ndax suñu ay naataango jigéen lañu jigéen ñi nga xam ne tey dañoo jógee ca Deyali ki nga xam ne tey mooy Fat Njaay séeréer pharmacie la ma fa nekk di suñu doomi baay dëkk fii ci Daara yónni goroom ak ki nga xam ne mooy Ummi Ndaw kon tey ñooñu buñ jógee ci yeneen communes yi ñoo fekk suñu ay jigéen ak ay jigéen ñu jógee Thiel am jigéen ñu jógee Bulal am jigéen ñoo xam ne tey gox yi fu ne ña nga fa jógee am jigéen ñu jógee Thiamène Pass ci communes yi kon fekk suñu ñun fii ci commune Daara du ñu def lu dul kontaan ñi nga xam ne ne tey dañoo jógee te fekkee ma ci boole ñoo fekk si ma fii ñu bokk le mouvement man dama leen di sant di leen gërëm tey waa Jolof yëpp ak leen di sant di sant nag mouvement bi yëpp au niveau national parce que tey bu kenn ñëw rek mel na ne mouvement bi yëpp ñëw na bu kenn ñëwee rek mel na ne Youssou Ndour teew na fi kon bu ngeen jógee ku ci ne jóge ci benn région ngeen ñëw daje fii loolu wane na la nag mouvement bi kat dañ koo seqati ci jàmm lañ ci nekk ñu am tam lu ñu ma wax sànq ñoom bi ñu toogee sànq sama kër dañ ne ñoom ci seen jëmi bopp dañuy sant maanaam coalition bi nga xam ne ñun dañoo ànd ak ñoom parce que tey coalition bi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ñu bokk la mouvance présidentielle bokk la Benno Bokk Yaakaar ñoom nee na bi ñu ñëwee gis ñun ni ñu nekkee sama kër ñoom loolu dañ cee seen xol da cee sedd dañ cee kontaan kon tey ki nga xam ne tey madame la mairesse bu fi toogee muy Say Ndaw ku na xam ci mouvement bi mu bokk muy APD ki nga xam ne tey mooy madame Xàcc Wàdd ñëw toog fi bokk ci tey réew mi mën naa wax ne tey parti mouvement yëpp ngi fi parti Benno Bokk Yaakaar yëpp ngi fi ñu ngi fi toog ku xool tey ñoom Fadiama Jànq ñoom Mouta ñoom Marème Diallo ñoom Say Gueye
ñoo ñëpp tey sama kër la ñu yendu wan ñu ne lii kat ñun ñoo ko bokk te ñeneen ñëpp dañoo déplacé wu ñëw fekk si ma fii ñu bari dañoo añ ba pare ba tàkkusaan ñu sangu ñëw te tey bu ma fi nekkee di lim ñi ñëw ñëpp duma pare kon ma bëgg ci biir loolu ngeen jéggal ma ci ndax tey bu ma sañoon ñëpp lay tudd seen tur ñëpp lay wax kon tey bu ngeen xoolee ñi nga xam ne dañ fee ñëw te bokkuñu langue politique bokkuñu xañ ne fa ñuy xoole ak fi ñuy xoolee loolu rek mooy wane na ñun Jolof ñun ñëpp benn lañu ndax ku ne xool na tey Ousseynou Faye mi fi toogoon ku ne xool na tey Mansour Faye mi fi toogoon ku ne gis na tey gis na ñooñu ñëpp dañoo ñëw ànd ak ñun tey ñu wane ne kon daara gëm-gëm bi mooy lenn ñuy wane ne daara gi ñun ñoo ko bokk dégg nga ñoo ko bokk ki nga xam ne tey nag muy Abdou Thiam dafa yónnee une délégation bu rëy ñëw toog fii ki nga xam ne tey mooy Idrissa Samb dafa yónnee une délégation ki nga xam ne tey mooy sama doom Abdoulaye Tessé dafa yónnee une délégation kon tey loolu ñun dañ koy rafetlu bu baax a baax wax naa sànq na waa Daaru Salaam dogu ni fi la nekkoon ñu ngi fi toogoon waa Malem ñi ngi fi ñooñu commune Kamba la ñu jógee kon tey mën naa wax ne tey tout le département les 19 communes toog nañu fi ndax ku fi toog rek toog nga fi sa morom kon du ñu def lu dul may sant ñi fi toog ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan nii ñu ko fi toogee yal nañu ko fi toogewaat ay déwéni déwén sama ay doom dañoo toogoon fii ci sama ginnaaw tey ku mel ne Ada Coumba Ndiaye la maire ku ne xam na ne bi ma ñëw fi laa ko fekk Baara Sall Touba la jógee ñaari yoon nag daf ko dal ci man sama ñaari événement yoo xam ne bu ci ne dafay ñëw ne ma maa ngi ni Touba laa jógee añuguma ak càlleel na nag kon loolu ci cofeel la bokk ak yëg nit dégg nga monsieur Guèye bi nga xam ne moo amee action sociale bu Linguère mi ngi fii toog kon man tey mën naa wax ne leen département bi yëpp wuy si nañ ma te mënuma leen a fay proviseurs yi ñëw nañ toog fii proviseurs yi nga xam ne yëpp tey ci département ci biir commune Daara la nekk les principaux ñi nga xam ne ñoo amee CMI ñoom ñëpp ñoom ñu toog fii ak seen délégation kon du ma def li di leen sant di leen gërëm ndax ñoom ku na xam ne ne man éducation nationale samay partenaire lañu santé ku na xam ne ne samay partenaire lañu environnement bu ma fi nekkee di ko lim du ma fi jóg la presse nag moo waral lii tey ñooñu yàlla daf ma boole ak ñoom te booba du ma député ñu seq des relations personnelles di ko seq ak ñoom te loolu du lii nga xam ne tey seen liggéey la ma continuer di ko dox ak ñoom dama ne man tey man maay yaayu ñëpp may bàjju ni ñëpp yàllaa ma defal loolu kon du ma def lu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci biir nag li nga xam ne tey dañ ma koo sargal dama ne leen am na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi xalanku nag dajul suuf mais tey ku xool suñu mag Sédia Fall ku ne xam na ne Sédia ci liggéey rek lañ ko xam mu amee restaurant yàgg ci lool nag li ma leen wax tey li indi Sédia Fall bu subaa mën naa indi keneen te loolu mooy sama yéene tey bu ma sañoon ñoom ñëpp lay sargal parce que man maa wax na sargal bi dama koy delloo jigéen ñi kon duma ko wax ci làmb ji rek di ko bàyyi kon mag sama Sédia Fall ñoo ngi lay sant bu baax a baax yal na loxo bi gën a wér yal na yàlla barkeel njaboot gi ndax gis nañ la ngay daan sa doole di liggéey ci loolu rek nga xam kon war nañ laa distinguer tey ku mel ne Biga Diop ku ne xam na ko ci li ngay liggéey mooy nekk te marché bee tee ay jërëm di ko jaay di daan dooleem te loolu la ñu soxla parce que demuñu di wëri di taxawaalu te loolu lañ nàmpatal seeni doom ku xool Sédia tey bu retraité cekk dana fa toog tey Biga Diop mais tey bu toogee ne jaaytuma ay doom yu góor ña ngi ci biir marché ba ay doom yu jigéen ña ngi ci biir marché ba kon ñoom dañoo jàngal seeni doom liggéey kon loolu bu ngeen koy def lu ñu mel am bis bu weer woo xam ne dañ ko jagale jigéen ñi kon danañ leen ci tànn honoré leen ki nga xam ne tey mooy Ndeye Deme mii tey mën naa wax ne ku fi xam tey ci développement ci daara gii ci département Linguère bii lu ci ëpp ci Ablaye Deme la jóge ndax man dem naa leen man profession secrétaire laa tey bu ma xamee développement di dem ci àll bi dem ci jigéen ñi c'est grâce à Ablaye Deme ñu gis ko tim moom li muy liggéey ci biir Sénégal laay wax du mën a sax département Linguère mais ci biir Sénégal laay wax ndax boo ma sant di dem principal boo tourné ci oto gis photo ak le président de la république kon loolu am na lu mu wane kon am na lu mu liggéey
ki nga xam ne tey kon wax naa Biga Diop wax naa ki nga xam ne mooy Seydou Fall wax naa ki nga xam ne mooy Ndey Dem madame ki nga xam ne tey madame Fall muy Ndate Ndiaye Sarr nekkoon fii ci dëkk bi di suñu mag liggéey fi liggéey bu rëy man tey am na xale yu bari yoo xam ne buñ ma woo ci politique bi wax ak man dañ naan ma ñun tan Ndate Sarr lañ lay xoole muy suñu mag nekkoon fi di liggéey yàlla dogal li mu dogal te loolu mën na maa dal mën naa dal keneen mais dañ koy ñaanal yal na yàlla gën a wéral ay cëram muy ko baax nag di seede ay nit lu baax kon Ndate moomu tey ci ñi may sargal ci la bokk naa ko ci la bokk bu loolu wéyee am na fi waa ak ñi nga naar yi nga xam ne tey ku ne ñoom tim xam ne leen ni ñuy daayee seen doole ndax dañu amee seeni der ku ne xam na der li muy def ci àddina bi ñu nekk fale di ci liggéey kon Safia si moomu tim ci ñi ñuy honoré ci la bokk waane yàlla dogal comme ni may wax toujours rek li nit ñi wax man lu ma nit wax lu ne rek dama naan la ah nañ ko baye yàlla barki démb am benn waay bu ma woo benn yoon laa ko mos a gis bu ma tasee woon ak moom te duma ko xam ne mu woo ma am lu mu wax ak man na ma ndax mas naa laa may machine moulin à 1000 ma ne ko déedéet mu ne ma dinaa la may ñaari moulin te moulin bu ci ne dinaa ci boole enveloppe bu 500000 muy fond de roulement xam ngeen ne loolu lu rëy la te ñaari moulin yooyu ñu indi tey bu ma sañoon danaa fexe ba noonu mu ma ko joxe te ma yëkkati ñaari village di leen ko jox danañ fexe ba leneen lu ma mën di lijjanti ñëw indiwaat ko yeneen village comme ni ma defoon les 30 moulin kon daal li may ñaan mooy wér ak fekk tal tant que maa ngi koy man incha allah lu ma mën a doxali Jolof lu ma mën a doxali biir Sénégal lu ma mën a doxali waa fekk ma ci boole danaa ko dox ñëw indi ko bokkoog yéen kon tey village bi nga xam ne dañ koy wax Malem mu nekk ca Kamb commune Kamb ñoo moom benn machine bi ak 500000 yoo xam ne fond de roulement lay doon Ibra Gueye mi nga xam ne moo dëkk ca Ngaraaf ànd ak ay jigéen di liggéey ak ñoom te amuñu caaxaan benn machine bi Ibra yow laa koy jox nga jox ko say jigéen ak 500000 mooy feuille de roulement ma bëgg nag loolu bu ma leen ko joxee bëgg ngeen liggéey ba nga xam ne tey kooku ñëw jàppale ma ci loolu te am na yeneen nag yu ma dig kon tey mag may essayé bu ngeen jubalee rek mu indiwaat maasa faajame ji nga xam ne tey wéer leen seeni taabal ma jublu ci ñoom kon loolu bëgg naa yéen jigéen ñi nga xam ne tey maa ngi yëgtu loolu dinañ ko jox ngeen jàppale ma ci bu baax a baax a baax liggéey ba nga xam ne tey kooku bu ne ma Ndey Faatu ma ne ko ah da nga joxoon kat ñu ngay góorgóorlu bëgg naa nga dolli ma ba ma demaat ci jigéen ñi Jolof demaat ci jigéen ñi fekke ma ci boole kon loolu tey moo waral tey loolu ma def ko di leen ñaan tim nag di santaan ñëpp bayuma kenn ndax bu ma fi nekkee di lim rek du ma fi jóg mais képp ku fi ne rek sama bët tege na ci yow képp ku fi ne rek sama xel mi ngi ci yow cofeel gi ngeen am ci man moom laa am ci yéen moo waral tey ndaje mi ku nekk toog bougéwul kon daal du ma def lu di sant ñëpp di gërëm ñëpp la presse nag maa ngi leen di delloo njukkal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal wér ak fekk tal ak une réussite totale ba nga xam ne tey suñu waaju mu Youssou Ndour lee mu def ci biir Ndakaaru ñu dund ba ngeen di ko def fii ci biir daara gi du ñu jëggaani benn télé du ñu demati fenn du fi wute dara maa ngi leen koy ñaanal di ñaanal sama chéri yi taxaw les deux Thiam ñu dund ba am suñu télé bopp ci barke Seydina Mohamed loolu laa bëgg ki nga xam ne tey mooy monsieur Sow entreprise sama doom la ndax yàlla dogal sama doom la doon àndal ca Gàmbi muy Yirim Loo yàlla na ko yàlla yërëm bi mu ñëwee fii tim def ma waajur kon loolu mënu ma ko fay di tey sant tim nag nga xam ne mooy Matar Lo ak El Hadj Diop ndax xam na li ma bokk ak ñoom ñoo ma mettre en rapport ak monsieur Sow kon daal maa ngi sant ñëpp di ñëwaat nag nuyuwaat sama partenaire bu muy Arona Ka ndax tey bu ma demee ba li ma wax ñu bari tey bu ma leen tuddee fii du ma fi jóg ci sama ay partenaire waaye maa ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal moom tim ak bépp partenaire rek parce que bu ma nee fii di lim partenaire yi du ma fi jóg ndax ñëpp dañ may jàppale ci sama mandat bi nga xam ne maa ngi ci doon nekk kon partenaire yëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla taxawaay bi yàgg yàlla wéral seen i cër yàlla barkeel seen liggéey
di nuyu nag ñëpp bàyyuma kenn daal ak ñoom Abu Ñaan ñoom Daouda Ba sama rakk yooyu sama doom yi bu ma fi nekk di lim daal du ma fi jóg kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp bu salaam. moom maa fii Zeyna maa ngi lay nuyu dégg naa say présentation sa yëpp sant naa bu baax a baax di nuyu ñoom Aliou